benn waxtu jot na ba tegal ñetti simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg gi ak ponk yi ca gën a fës ca diwaanu gànnaar benn gu nekk nappkat daal dañu ko faa tëye ndax dafa dugaloon ci gaalam benn doomu gànnaar boo xam ne ñu daal dafa sëfoon ay mbir yoo xam ne dañu koy tere ca dëkk ba moo tax ba mu àggee ca réew ma teg nañ ko loxo waa Ndar ne ba mu fa jógee ba tey amuñu benn xibaar ci moom ba tax na ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu àddu ci mbir mi njàng ak njàngale grève bu yàgg bi gouvernement yi nekk ci daara yi bootu ci département bu Ndakaaru tey nag dañoo wàcc ci mbedd mi ngir amal ab doxub ñaxtu lañuy ñaawlu nag mooy nee ñu grève bu yàgg ba noppi itam ñu ngi sàkku rek ci app bi nu jox ngir amal baccalauréat muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin bi nu dëgmal nee nu nan ko xoolaat bu baax ndax fi mu ne nii seen njàng mi dafa tagga témbe di ngeen dégg ci biir xibaar yi gune yi ak kàddu yenu ca yëkkati mu mel ne CUSEMS moom lu ci mën a am muy benn ci kuréelu jàngalekat yi ñoom daal ña ngay doxal seen fukkeelu plan d'action ndax secrétaire général ba nee na ndax xaaruñu lenn ci ndaje mi fas yéene amal seen digg ak nguur ak Sénégal te ñu jàpp ko ëllëg yemoo ko aljuma Abdoulaye Ndoye di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi guerre maanaam fitna juddu na foofee ca Ukraine ndaxte takk der yi fekk baax foofu ca Russie dem nañu ba tàmbali seen liggéey njiitu réew bu Russie nag di Vladimir Poutine moo ko sàkk ci ñoom ba noppi itam ma ngay dànkaafu ne daal bu kenn dugal loxoom ci mbir moomee lu jëm nag ci mbootaay xeet yi àddina wërngal këpp ñoom ñëpp mbir mi da leen a yéem lu jëm ci wàllum caada les bonnes feuilles de la rédaction Ibou Diouf taxaw na tey def na taxaw seetlu ci daal téere boo xam ne dañu ko xaatim daal di koy jagleel professeur Iba Der Thiam ay kàngam seen xam-xam maa ci jëm ci wàllu taarixu réew mi nekk itam ay jegeñaaleem ak ñuy wóllëreem jagleel nañ ko mbir moomee di ngeen dégg ci biir xibaar yi itam gëstu bi ci Ibou Diouf li ci yéenekaay yi moom la ñuy jeexalee mbokk yi ngeen taaxee lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. aywa xibaar yi mbokk yi dañu koy doore ak itam foofee ca waa diwaanu Ndar géej ñu ne ab nappkat bu fa fekk baax moom fële ca gànnaar daal falan ko tegee loxo ndax moom dafa dugaloon ci biir gaalam googu dafa yeboon benn doomu réewu gànnaar waaye kooku dafa yoroon nee ñu ci ay bakaasam loo xam ne dañu koy tere ca réew ma ay jegeñaalam nag nee ñu ba mu demee ba léegi ñu teg ko fa loxo amuñu benn xibaar ci moom moo tax ñuy sàkku rek ci ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ñu jël ci ay matukaay yaam jéy la ñuy teewlu moom nag moo wax ci turu nappkat yi nekk foofee ca ndax kàddu yi Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoo ko taataan. sunu benn collègue bu tudd sëñ Xaarim Kan yàlla dafa dogal dafa ka arrêté Nouakchott ak gaalam demoon ci ndigalu état ndax dafa defal woon 15% bi mu fi jógee di dem. mu am benn natt bu ko dal mu am benn mauritanien bu mu doon yóbbaale fekk mauritanien bi xëy na yeb na sàngara ci gaal gi te moom xamu ko bi mu àggee nag nu arrosé ne ko jàpp ak boobu ba léegi toll na si 6 jours yàlla dogal mu nekk ci xat-xat boobu ba léegi nag xamuñu ci yan jafe-jafe la nekk xamuñu moom tamit si lu mu nekk te alal ja mu yore bu amul taxaw yàqute bu nekk mën na sa am. waral sunu jotaayu tey bi ñu bëgg di interpeller suñuy kilifa yi nga xamante ni ñoom nañu bokkal Saint-Louis pour ñooñu ñu man leen teggi loxo foofu ñu nekk ci Nouakchott. aywa ñu wax itam ci njàng ak njàngale ak itam gouvernement yi nekk ci daara yi nekk ci département bu Ndakaaru ñoom tey ji suba dañoo wàcc ci mbeddi Ndakaaru yi amal doxub ñaxtu grève bu yàgg bi ñuy dund la ñuy naqarlu ba tax na itam ñu ngi sàkku rek ci nguur gi ngala mu jàppale leen bu ko defee grève bi ñu mën koo dakkal leneen itam lu nu bëgg nee ñu app bi nu joxe ngir mën a amal baccalauréat muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ñu xoolaat ko bu baax ndax ne ñetti weer a ngi nii ñu toog banque seen yoxoo jànguñu ñoom gune yi sax am na kàddu yu ñu yëkkati ñoom ñëpp daanaka benn baat bi la foo tollu di dégg ñu koy yuuxu naan dañoo bëgg a jàng ñu teewlu leen. étudier.
ko yónnee. mu mel ni gone yi ñi ngay woote wàllu fëgg seen gémmiñ waaye CUSEMS moom ne ma ngay doxal fukkeelu plan d'action boobu secrétaire général bu kuréel googu nag nee na xaaruñu dara ci nguur gi xam ngeen ne ëllëg yemook aljuma la ñu fas yéene tase ak ñoom ndax bisub tey ji ci alxamis dañu waroon a gisee waaye dañu ko fomm ba ci suba moom Abdoulaye Ndoye jàpp rek ne kenn président Macky Sall rek moo mën a indi saafara ci seen tawat boobilee ñu teewlu kook Chérif Dia ak Mohamed Dieng. rafetul xale yi génn ne dañoo bëgg a jàng loolu mooy wane seen jaaxle seen angoisse waaye xale yi bu ñuy wax nguur gi la ñuy waxal président la ñuy waxal ndax président moo yore njàngu réew mi moom moo yore la politique éducative moom mooy décider président moom moo signé ak jàngalekat yi xaatim jël ay engagement ne lii app bi bu jotee dinaa ko defu ko président moo yónni ministère des finances mu ñëw wane ay chiffres yoo xam ne chiffres yi baaxul amul fiabilité amul sincérité kenn mënu ko lire moo tax jàngalekat yi ne wax leen ñun jàngalekat ñaata la ñuy am parce que dañu ne yamale la ñu wax correction des inéquités. defe naa ne bu ñu dégloo tey élèves yi gis élèves yi xool mbir mi fu mu toll président warul sax xaar suba kii c'est une urgence nationale une commande nationale une demande nationale président na woote mën na ko déglu jàngalekat bi déglu jaaykat bi déglu commerçant bi déglu élève bi déglu parents d'élèves yi déglu journalistes yi bañ a déglu partisans yi politiciens yi ñoo xam ne leen rek a leen intéressé mooy ñu falu ñu jox leen poste président na déglu réew mi. Abdoulaye Ndoye nekkoon nga nag informateur ci télévision Futurs Médias ñu des ba tey mbokk yi ci xibaar diggu bëccëg gi ak njàngale ngir rek gën a ñoŋal lépp lu jëm ci wàllum njàng mi UNESCO nag lëkkaloo na ak ministère bi ñu dénk wàllu njàng mi ak itam ñeneen ñuy dox ci lu ni mel ngir rek gën a dooleel secteur boobile ba tax askan wi mën cee gën a gis seen bopp Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb ci ay leeral. njàngat gi daal di wane ne Sénégal daal dinay am ay jafe-jafe ci jumtuwaay yi nga xam ne nag ndongo yi dañu koy soxla bokk ci ñoom ay livre lu ni mel nag ñu ngi ko gën a nemmeeku ci école primaire yi ak moyen secondaire bi. daam Sénégal ak ministère de l'éducation am na lu ñu def ci livre yi am na mais jàngat mi tey li mu wane mooy livre yi bari na mais des na livre yi am na. mais peut-être la ca biir méngoowul ak jamono méngoowul ak bëgg-bëgg Sénégal en termes de développement économique social et culturel gis nañ ni aussi que ni écoles yi même su amee livre am nañ jafe-jafe pour di ko denc te loolu dafay indi yàqu yu nga xam ni war nañ ci jële taxawaay gis nañ tam ni livre am na mais dafa cher te livre boo ko jëlee am na lu bari lu nekk ci ginnaaw édition bi conception bi contenu bi garde bi loolu yëpp nag tey moo tax ñu nekk fii ci Diamniadio pour jàngat ko yan jéego la ñuy def pour gën a dëgëral taxawaay bi parce que itte bi nag mooy xale bi réussir. ginnaaw njeexantalu njàngat googu nag nga xam ne ñu ngi ko amal ci ñetti réew bokk ci Sénégal Burkina Faso ak Togo daal di nañuy xàll ay yoon yoo xam ne war nañ cee mën a jaar ngir daal di koy saafara. maintenant bu ñu bëggee livre yoo xam ne nag dafay répondre day méngoo ak programme bi ñu nekk bi ñu kii il faut que ñu accélérer révision programme bi ci collège moyen ak secondaire léegi daal di wut livre yoo xamante ne ni day méngoo ak jamono day méngoo suñu aada ak cosaan day méngoo ak xale yi li ñu xam wala ñu ñuy indil ay livres yoo xam ne dafay jógee ci beneen dëkk te duñu bokk gis-gis duñu bokk nu ñuy defee. njàngat gi nag ñu ngi ko am ci benn programme boo xam ne li ko tax a jóg mooy daal di xoolaat li nga xam ne mooy jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci njàng mi fii ci Afrique li siy tukkee nag mën a doon ay saafara. Abdou Diouf Diagne ñu sant ko bu baax gërëm ko jóge ci njàng mi wax itam ci aw tiis ca diwaanu Ndar Géej gox bu ñu naan daaru benn waay bu am juróom-benn fukki at moo fa xaru moom nag nee ñu dafa waroon na rek teewee àtteb ñaari doomam di ay sàmmkat yoo xam ne daal dañu leen a jiiñ ak càcc foofee ca gox bu ñu naan Njaayeen Pendaw moom nag mujjut fekke ndax bii ci la xaru Ousseynou Diop Abib Seck ci ay leer. tollu woon ci juróom benn fukki at Djibril Sall ñëwoon ci diwaanu Ndar Géej ngir nag mën a fekkee procès bi nga xamante ni dafa doxoon ci doomam ak benn soxna soo xamante ni da leen doon accusé ni dañ ko sàcc waaye ci benn kër bu nekk ci daaru fa la mujjee nag daal di xaru. puisque ci fajar gi la mu ngi xëy na ci jàkka ji ci suuf di julli léegi nag moom ba mu jàppee ba génn ci toilette war a yéegaat rek ci la jàkkaarloo corps bi muy lang mu dem daal di woo beneen frère am bi ñoom it ñu daal di constaté daal ñu koy yëgal par la suite.
rakam di Abdoulaye Sall di témoigner ci mbir mi moom jàpp na ni jafe-jafe bi nga xamante ne amoon na ci diggante ñaari doomam ak benn soxna moo waral lii lépp am. donc ay doomam ñoo amoon problème ak benn dame affaire bi atterri justice jugement bi tey la war a nekk mais ci suñu surprise ñun ñëpp gis nañ ko def xaru. Abdoulaye Sall di naqarlu mbir mi na mu mujjee moom nag ci kàddoom nañu mënati ay doomam ci kanamam bokk na ci la ko naqari ba tey jilee lii mujj am. xëy na c'est entre doom ak waajur lu mu yegg ci doom xëy na loolu moo fi am mais yooyu yëpp ndogal yàlla la te ñu ngi sant yàlla bu baax le reste maintenant xam naa dañuy bàyyi rek la justice faire son travail. sapeur pompier ak police scientifique yàggoon na lool ci kër gi nga xamante ni fii la nekk ci Daaru néew bi ñu ngi ko mujjee yóbbu ci hôpital régional bu Ndar police itam ubbi na l'enquête. Ousseynou Diop bu ñu jógee ci xibaar bu tiis boobu bu ñu wax itam lu jëm ci wàllum ndox ay boroomi xam-xam ne ñu daal Sénégal manqué wutum ndox dañ koo mënta jëfandikoo maanaam amuñu jumtukaay yu mat yu tax ñu war koo mën a jëfandikoo loolu nag ne ñu moo tukkee ci ab jàngat bu ñu doon amal ci kaw gi foofee ci diwaanu Ceeskaay la ñu amalee waxtaan wa ci teewaayu Cheikh Anta Diop ak say latir ñu bëri nag jógee ci gox yi nga xamante ne lañ fay mbay ay sàmm nappkat yi ak waa CNCR daje woon fii ci diwaanu Thiès di waxtaane lu jëm ci forum mondial bi ñu jagleel ndox ñu ngi koy waajal amal fii ci réewum Sénégal ñoom nee nañ am nañ ci taxawaay bu mat sëkk loolee tax ñu koy waajal. waaye béykat yeeg sàmmkat yeeg nappkat yi ak ñiy jëriñoo àll bi dañuy war a indi seen contribution ndoxet am na nu muy demee day yàqu dañu war a fexe ba mu bañ yàqu ngir jariñ. boo xoolee ñu ni dëkk yi ville yu mel ne Dakar Touba Kër Massar dañuy inondé waaw ndox moomu di yàq foofu est-ce que mënuñu xalaat ba def ko foo xam ni du yàqi kër te jëriñ béykat sàmmkat nappkat soo demee fleuve du Sénégal tey am na ndox moo xam ne ñu ngi koy sotti si géej gi at mu nekk muy yàqu waa ndox moomu est-ce que kenn mënu ko téye ngir mu mën a jëriñ ñi si suuf sa loolu nag dafa laaj waxtaan. Boubacar Bari xam-xamam màcc lool ci wàllu ndox nekkit secrétariat 9e forum mondial nee na Sénégal di dëkk bu am ndox la waaye ay jumtukaay moo ñu manqué ngir ñu mën a génne ndox moomu. li may expliquer Sénégalais yi li ma leen bëgg a xamal rek mooy réew mi pour le moment macha allah waxuma ca kanam de. am na ndox bu doy. population bi fi ñu toll ak ni muy yokki fii ak ay at war ñoo mën a am jafe-jafe ci ndox normalement. mais jafe-jafe yi ñu am ci ndox tey li ko jur mooy dañoo yorul koom-koom bi tax ñu mën a defar ko ba mu jaar ci yoon mais loolu danañ ci dem progressivement. baykat yi nappkat yi ak équipe opérationnelle bu CNCR ñoom ñëpp nag waxtaane nañ tabax nañu ab téere boo xamante ne bépp jafe-jafe dëxañ nañ ko ci ak nu ñuy def ba réew mi mën a am ndox. Cheikh Anta Diop ñu jaajëfal ko bu baax wax itam ci leneen nguur gi daal ñi ngi sàkk ci moom ngir mu xoolaat doxalinam ci projet de loi boobu ñu bëgg mu gën a taral daan yi soxal wàllum góor jigéen ñi loolu nag ki ko xamle di imam ratib bu Kanjalang ci ab ziar bu ñu fa doon amal dañuy teewlu ki yore kàddu yi imam bi di Omar Diouf kàddu yooyee Boubacar Dia Seck Amin Mandiang ñoo ko taataan ngir yéen. li ñu mën a tënk ci discours imam mooy li mu wax ci wàllu ngóor jigéen nga xam ne phénomène la boo xam te ne ci jamono jooju lañ toll nga xam ne kilifa diine yëpp mànkoo nañu waxtaan seen biir ngir mën a wax ci li nga xam te ne mooy loolu waaye ñun ñëpp di wax ne lépp loo xam ne alquran wax na ko ci rek ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ko ci rek ñun jàpp nañ ne loola mooy suñu taxawaay kon donc yàlla moo njëkk criminaliser li nga xam te ne mooy mbirum góor jigéen état bi li ñu koy wax mooy mu delloo si waat xelam xam ne ci ñoom ni ñu tekkee laïcité mooy que ne nit ku ne am na droit dund li ko diina mecc nam ko jàngale ñun suñu diina daf ñu wax ne mbirum góor jigéen bokkul ci li ñu war a défendre loola subhaanahu wa taala ñaanuñu ko yàlla waaye ñuy ñaan suñu nguur gi projet bii nga xam ne ay nitu valeur ay nit ñoo xam te ne si ay jikko yu rafet lañ yore ni ñu fexe ñu jàppale ñu ci adopté loi boobu nga xam ne mooy xeex li nga xam te ne mooy mbirum góor jigéen wasalaam. ñu doxantu ci diwaanu Bambey foofee nag maire ba fa nekkoon moom di Gana Mbaye daal nangu na ni dañu ko fa gañe waaye itam daal nee na la mu rafetlu rek mooy ki nga xam ne moo ko fa nar a wutu laata ñuy jébbalante lenge daa daaj ci buntam te loolee ne mënoon na ñàkk ñu teewlu ko ak Babacar Diouf. un
processus. Nous, au niveau de notre coalition, nous avions jugé qu'il y avait des irrégularités, ce qui a motivé le recours que notre mandataire avait introduit. Donc hier, l'audience s'est tenue au niveau de la cour d'appel de Thiès et au terme de cette audience, comme vous l'avez dit, nous avons été déboutés. Et je pense que nous sommes des républicains, nous sommes des légalistes. Donc nous ne pouvons que se conformer à cette décision de justice, accepter notre défaite, féliciter notre frère le maire Assane Dia. Ne s'est pas passé comme ça. Moi, j'ai échangé avec le maire, M. Assane Dia. On avait prévu la passation de service dans nos premiers échanges entre le vendredi et le lundi. Donc, le jeudi, on a échangé des SMS. Et au terme de cet échange-là, lui-même, il m'avait dit que le lundi et le mardi, il ne serait pas disponible. Et moi, je lui ai dit que, compte tenu du fait que vous ne serez pas disponible et que moi, je ne serai pas à Bambey, on peut programmer la passation de service le mercredi 23 à 11h. Et compte tenu aussi du fait que lors de sa passation de service, un document administratif devait être produit par le secrétaire général qui y travaille, qui va servir de procès verbal. Donc, on s'était dit en tout cas que la passation de service, on va la faire le mercredi à 11h. kaddu yi mu nekkoon français di ngeen ci dellu siwaat ci wolof ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu xamle leen ak ñu naan Alessi Ndiaye ma nga dëkk fu ñu naan Linguère moom nag li ko soxal ci àddinaam bokk na ci tout tànk yi rawatina ñu nekk ci ay jafe-jafe bokk ci kuréel gii di Y'en a marre waaye itam la mu bëgg rek mooy fexe ba gën a jàppale gune yi te itam nee ñu lu jege fanweeri at a ngi nii mi ngi ciy defi jéego ca Linguère dañu fay fekk Mouhamadou Moustapha Ndiaye. mu bokk ci mouvement Y'en a marre Alessi Ndiaye di taxaw ngir jàppale taalibe yi ren dugal na néegu góor lu toll ci juróom fukki xale. Union pour la sauvegarde de l'enfance en difficulté ñetti activité la am mooy taalibe yi les détenus ak cimetières yi parce que vraiment ñetti activités yi moom lañ am peut-être bii moo gën a fës mais ñetti activités yi moom lañ am. mais taalibe yi li tax ñu gën ci fës c'est parce que comme ni ma ko waxee chaque fois man dama jàpp ne ay innocent lañ te vraiment innocent dañ ko war a jàppale d'autant plus que 90% ci ñoom li ñuy def seen ay parents ñoom ñoo leen ko defloo. di ku nu ràññee lool ci diwaanu Linguère ga mu fekk baax moom mi taalibe yi rek ñoo ko ñor day faral di amal ay audience foraine ngir wutal leen kayitu juddu. bii mooy circoncision bi am na bon audience foraine yu muy organiser ak ñoom pour ay extrait de naissance am na aussi des fois ay collecte de nattes yoo xam ne dama leen koy jox chaque fois dama leen koy yóbbul. xaritu tànk yooyu di kuy xeexal daara yi looloo tax àndul benn yoon ci état bi jëlee ñii di taalibe yi ci mbedd mi. waaw état moom li ma ne chaque fois rek mooy peut-être chaque fois dañuy engagé procédure yi mais dañuy reculer mais li ma wax peut-être xëy na fi ñuy war a jaar dañ fa dul jaar parce que d'habitude ñi nga xam ni ñoom ñooy def retrait des enfants seen bureau lañ toog duñ dem sur le terrain parce que aussi pour nga def retrait des enfants il faut nga dem sur le terrain xool xale ci yan condition la nekk pour nga war leen a mën a jëlee foofu yóbbu leen parce que aussi problème bi mooy bu fekkee am nañu suivi bu fekkee ñëpp jàpp nañ ci. comme ni ñu ci war a jàppee moi je pense que ne du jar sax muy am retrait des enfants mais malheureusement c'est que ñoom jàpp bi ci war pour xale yi defuñ ko. mu ràññee ko lool ngir jàppale gi muy jàppale taalibe yi ci atum 1995 ba tey jongal na lu toll ci juróom-ñetti téeméeri taalibe seeni sëriñ am ci mbégte lool. Mamadou Moustapha Ndiaye ñu wax itam ci xibaar yi biti réew ni ngeen ko doon waxee foofee ca Ukraine mu mel ni bal ba tàkk na ndax ki nga xam ne moom mooy njiitu réew bu Russie yabal na ay takk deram foofee ca réew ma ba noppi itam jox na leen daal dogal ngir ñu doxal ba noppi itam moom Vladimir Poutine ma ngay dànkaafu ci ñoo xam ne dañu jóg bëgg caa dugg moo leen di xamle ni seen yoon nekku ca tey itam nañ ca maandu muy mbir moo xam ne jaaxal na lool mbootaay yi nekk ci àddina wërngal këpp ay kàddoom moom njiitu réew bu Russie Chérif Dia moo ko taataan. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть. kaddu yi maa ngi ko yëkkati jagleel ko béppum réew bu jóg ngir gàllankoor lii ñu nas ku ko def menace lañ ko jàppe ci askanu Russie te Russie moom képp ku ko menacé tontu ba jar naa xaar ndax lu gaaw lay doon conséquences yi it na ngeen ko mën a mesurer loolu na leer ndax ñun xam nañ lu ni mel ci sunu histoire jël nañ bépp matukaay ak ab dogal ci wàllu ngir dara ban ñoo bett kon loolu na leer ci seeni nopp. Надеюсь, что я буду услышан.
moo tekki ay kàddoom ñu des ba tey ci mbir moom sax ndax ak tàggat yaram muy final Ligue des champions du mujj amati foofee ca réew Russie ndax UEFA ñoom danoo rek daal di jëlab dogal ngir defee ko beneen réew ñu jàppoon ko mu waroon a am ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai ca Saint-Pétersbourg lu ci mën a am nag mbir moomee daal dañu koy tuxal moo kon jàpp leen final Ligue des champions boobu du mujjee am ca réew mu ñu naan Russie. ba tey ci tàggat yaram ak guy gi rëg-rëg Sénégal Entertainment ca bopp ba Mao Cissé ñoom ñoo tëggoon bile combat dibeer ji ñu génn tey ginnaaw nag bi rëg-rëg amee ndam ci kanam guy gi ñoom dinañu jàkkaarloo ak amateurs yi tey ci guddi ci télévision Futurs Médias bu 21h jotee ba tegal fanweeri simili ñuy ndokkeelaat bu baax Sénégal Entertainment ak itam affiche boobu nga xam ne ñu bëri rafetlu nañu ko. ñu dem ci leneen muy wàllum caada ak les bonnes feuilles de la rédaction. Ibou Diouf tey dafa def taxaw seetlu ci téere bu nu xaatim jagleel ko professeur Iba Der Thiam ay texte nag maanaam yoo xam ne ñi ko bind ay kàngam lañu ku ci mel ni professeur Mor Ndaw wala Abdou Karim Tanjigora wala sax Daouda Diop ñoom ñëpp di ay boroomi xam-xam wax naa ko sànq ñeneen ña itam nekk ay wëllëre dem si yàlla professeur Iba Der Thiam Ibou Diouf moo ñu yëral yenn ci xët yi. téere bi ñu duppee mélange offert au prof Iba Der Thiam di ab sargal wala sax am njukkal ñi def li ne mel di ay ndongoom ay xaritam ak i andi jàmmeem. ñun ci sunu aada professeur suy dem retraite maanaam xaritam ñi doon liggéey ak ñoom am di jàmmam yi dañuy dajale maanaam ku ci nekk pàcc bi nga nekk xam-xam bi ngay gëstu nga gëstu ci bind ci jagleel ko ko. xalaat bi nag ñu duppee mélange ñu ne danañ ko faral di gis ci université yi waaye képp kuñ ko defal rek xamal ne sa jaar-jaar rafet na loolee waral bi le téere. fanweeri intellectuel yoo xam ne ñii Sénégal la nekk ñii Mali ñii Bénin ñii Côte d'Ivoire ñii États-Unis ñii Europe ñu ne daal professeur balaa muy dem retraite nañu ko njukkeel bi moo ñu bind benn téere jagleel ko mooy téere. professeur Iba Der Thiam ñu bëri ne ku ko yellool la ndax jaar-jaaram li mu jot a liggéey ci njàng meek njàngale mi ak lépp lu wàju ci wàllu xam-xam. d'ailleurs génnoon na sax balaa muy wàcc liggéey waaye bi nu ko programmé pour defal ko hommage mbas mi dafa ñëw lépp tënku. dem nañu ba këram mu jox ko keroog bi nu ko joxee daanaka dafa craqué. dafa kontaan mu ni bett ngeen ma lool. jamono ji nag ñu bokk dëxëñ lépp loo xamante ne xamal nañ ko professeur bile jaar-jaaram taxawaayam ci université bi ak li nga xamante ne jot na ko liggéeyal réewam ak askanu der bu ñuul. ci li mu nu bàyyeel daal mën nañ ci jàpp gëm ak dogu ci nit ku ñuul ñu jox ko wàccuwaayam dans le concert des nations. histoire africaine aussi ñu jox ko wàccuwaayam. parce que moom nee na domination bi ci gën a garaaw mooy dominer xel yi. mélange offert au professeur Iba Der Thiam ñu ne ñu bëri amoon nañu yéene bokk ci bile téere wante yéene bi moo di sargal ki nga xamante ne daanaka dundam yépp jagleel na ko askanu der bu ñuul ak réewam di Sénégal. bu Diouf ñu lay jaajëfal yegg si nañu mbokk yi ci ponk bu mujj bi li ci yéene kaay yi ak lañu xëyee. yéeni kaay bu groupe Futurs Médias Observateur la ñu koy tàmbalee ak tolluwaayu l'école bi mu xëy waxtaanee ak xiini mii ni gi ci laaj bi di nees def ba dabu ñetti waxtuy jàng yi nga xamante ni ñàkk nañu ko ak it pexe yi ñu tëral ngir dabu gi waaye risque yemul làmbool ngir am programme bu oyof programme bu wàññiku sooxe moomee ci njàng mi nag Observateur ne ñi ci gën a jaaxle mooy ndongo yi ne ci classe yi examen ndaw yi nag yu Sénégal mbaadu dañ fay doxee may jàmm féexal président Macky Sall ndax mbégte gi ñu nekkee jamono yi gannaaw ngañaayu Coupe d'Afrique bi ginnaaw inauguré
stade Maître Abdoulaye Wade laaj la bu Le Témoin xëy def ci yéenekaay bi docteur Abdou Khadre Sanoko di sociologue ne mbégte ak xërëg gi bawoo ci ngañaayu gaynde yi mën na doon xéewal aubaine ci président Macky Sall Seybani Sougou moom analyste politique gis ne doxalin wu tëddee njaaxaanaay rek bu péetee politique lalul moo mën a indi dialogue bu franc waxtaanu wér ak jeunesse bu Sénégal ci yéenekaay bi di Le Témoin ba tey am cab ndaw buy nettali ne moom bu njëkkaan photo sax bëggu ko woon a gis Macky Sall waaye léegi changé na moom jiitu réew mi nag ak natable ya mu mel ni ku ko boole ci tànnu premier ministre La Tribune gis ne la ko indi bokk na ca résultat yi tukkee ci local yi nu génn ndax ñu ne ci liste bu gàtt ba mu taxawaloon ngir tànn ca premier ministre da caa am ñu ca nekkoon ca ndekee tekki wunu lu bari ci wàllu politique ci seeni gox Le Quotidien moom la mu gën a gis ne moo bloqué yëf yi mooy tolluwaayu politique ne juróom-benn weer rek yu des ci wote yi député yi di ca dàq ministre du yoon wi gën ngir dajale boolewaat mobiliser rang yi yooyu wote ñu dëgmal nag ngir defaraat pencam ndaw réew meneen le mandat ne président Sall ci mercato la cay demee moom mi yéenekaay bi duppee maître ci wàllu wàlliyaanlu ab aji politique yéenekaay bi fësale ku ci mel ni Modou Diagne Fada Bamba Fall Oumar Sarr ak Moussa Sy l'info moom ak waa wàllu la xëye tey ji seeni yëngu-yëngu ndax mu ne takk nañu jaajjiye ngir xare bi di xaar nag nu tribunal Pikine Nord ak bu ville bu Pikine yi doxale ci kalaame yu nu fa dugaloon ndax ñoom waa wàllu ak Cheikh Dieng dañoo jàpp ne ngañaayu Abdoulaye Timbo ca ville Pikine ay jalgati da caa lalu Vox Populi ne PDS ak yi alliéem sóoraale nañu sax dox bu rëy ca Pikine ngir xeex ca la ñu duppeek hold up ñu des ak Vox Populi ak militant yu maire bu Diamniadio Moulay Gueye yi maire ba fut ndax ñu ne seen maire dañu ko doye dal keroog ci xew ak dalloo stade Maître Abdoulaye Wade ndax bokkul woon ci ñi teeru ji woon président bokkul it ca tribune officielle ba ca loolee du lu rafet li rafet nag ca Kaolack mooy ni Pape Demba Bitèye mujj doxale diggam ak Ahmed Youssef Benjeloun rocciwaat na kalaame yi mu dugaloon ci cour d'appel woo ko félicité ko naatangoom Ahmed Youssef Benjeloun yéene kaay bi ne kon léegi li des rek mooy installé sëñ Benjeloun ci bopp conseil départemental bu diwaanu Saloum las moom ca Touba la wutali ak soxla bu fa jàmp ñeel l'hôpital Matlaboul Fawzeyni ndox mu fa ñàkk ñetti weer daanaka ci boobeeb l'hôpital yéene kaay bi méngale daanaka ak malade bu ñu sololi butéel sous perfusion le soleil moom ba tey ak lu ñeel dundinu askan wi ñëw ci dépollution bu bee bu aan sellal ak cetal gi ñeel waaxi géeju aan ak yaakaar gu rëy gi ci askan wi am wàllu lamb ñetti date la sunu lamb gis ne yu tàng te neex lay doon ci arène bu Sénégal le 13 mars Modou Lo Ama Baldé bataille royale la ko yéenekaay bi tuddee ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars B52 Eumeu Sène yéenekaay bi ne tollooy ndam rek wala Eumeu doubleel ko jël yi moom Bombardier le 3 avril nag ñu tëggaat fukki at ginnaaw si ama neex Lac Rose football bi observateur xëy indil ñu machallah ku tànk ba neexoon lool déggoon bal lool Oumar Gueye Sène ca lay jaw du nu weddi na ko noon Luis Fernandez moom Oumar Gueye Sène naan ci yéenekaay bi la mu mënoon ci football technique ba ak may rek la woon ci sunu boroom la bawoo ci ay jamonoom ragal woon dara naka noonu it poste yëpp la daa football libéro milieu récupérateur relayeur avant-centre Oumar Gueye Sène ne tey su amoon tànk kàttani guney tey yi mu neex Assane Gueye ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leen yéen tamit ci safo gi ak kóolute bi rédaction bi ngoon ci kàttan yàlla dina fi teew ci yeneen jotaayu xibaar muy français ak wolof di leen ñaanal kendal jàmm di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf ci seen cofeel seen safo ak seen kóolute ñu yendu jàmm